le président du pôle communication et sensibilisation bi nga xam ne tey mooy Sidi Karichi Fall war a vraiment dérouler programme formation bi mais tamit di sant di gërëm di commencer ci dëkk bi muy la chefferie ñëw nañu teew ci formation bi atelier bi ñuy def ñu sant imam yi ndaxte ñoom ñoo fi nekk sëriñ ci ak chefferie bi di sant délégué de quartier yëpp le collectif des délégués de quartier di sant aussi écoles yi fi nekk yi fi teew directeur d'école yi ak bàjjenu gox yi relais communautaires yi ak les bonnes volontés ak tamit ñi nga xam ne dañuy ñëw jàpp ci liggéey bi yaakaar naa ne loolu mooy loolu mu nga xam ci tënk moo ñu fi tax a teew tey nag li ñu fi tax a teew muy benn aspect bu am solo moo di ne liggéey bi ñu tàmbali woon ci xeex mbas mi dafa am beneen tournure bu ci am boo xam ne ginnaaw bi son excellence le président Macky Sall génnee def benn discours wax ne ñu gën a yokk taxawaay yi jëm ci xeex bi ñuy xeex mbas mi loolu moo waral ba ñu gisee ci suñu biir waxtaan ne nag il faut ñu delluwaat ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo ngi ko yenn pàccu dëkk bi ñu waxtaan ak ñoom gën leen a ñaax gën a dolliwaat leen ci wàllu taxawaay ak ci wàllu formation pour que kàmb ngi yëpp jëkk taxaw am taxawaay mat sëkk pour que lii nga xam ne moo lëmbee jamono ñu mën a xeex ak moom. donc du ma guddal donc damay présenter agenda bi rek bi nga xamee ne def naa présentation yi dañuy bàyyi monsieur le maire mu dalal ñi fi toog ñëpp moom en tant que président du comité suñ ci paree jox le médecin chef suñ ci paree jox Sidi Karichi Fall bi nga xam ne mooy def la formation bu ñu paree foofu nag dinañ ubbi ay bunt képp koo xam ne am nga question boo bëgg a poser wala ay contribution nga def ko bu ñu paree ñu tëj séance bi bon j'ai pas suivi nag chronologie bi parce que heure bi dafa xaw a dépassé mais bu soobee yàlla danañ ko tënk ba nga xam ne du am benn gàllankoor ci kenn donc monsieur le maire ñu ngi lay jox kàddu gi. comme ni ko Doudou waxee vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp réunion bi moom dañ ko jàppoon ci place boo xam ne daal day recevoir ay public rek comme mbas mi moom mi ngi fépp muy école yi muy jumaa yi muy marché bi ba ci marché bi woon nañ ko délégué bi ba place boo xam ne rek daal day recevoir ay public plus de 10 personnes 15 voilà noonu ñu woola ci réunion bi ak bàjjenu gox yi ñi nga xamante ni ñooy saytu ñëpp daal vraiment di remercier docteur ci taxawaay yi comité bi booba léegi vraiment kenn noppalawul sant yàlla daal croix rouge école yi parce que tamit nee nañu école yi dañuy tijji ak yëpp relais communautaire daal yëpp ay wuñu kenn daal ñëpp woon nañ leen waaye Doudou man ni nga ubbee nii man damay revenir un peu en arrière xam nga kenn waxagul ni en tout cas pour Cambérène jumaa yi dañuy ubbi wala école yi loolu aussi faut ñu bàyyi ci xel faut pas ñun ñu joxe feu vert am na ñoo xam ne bu ñu ko doxalee rek day mel dañu joxe feu vert waaw lii lépp réunion bi préalable daal pour au cas où faut ñu préciser loolu au cas où waaw au cas où parce que boobu ba léegi ñu ngi ci yàlla dimbali nañu vraiment te dara amul sant yàlla te yi ñu wër ñëpp dëkk ñu wër yëpp actuellement nii ils sont en danger te jàkk ju ubbi damay dem droit ubbi jàkk ju ubbi tey imaam bi bu kàbbaree xamul ku dox ci ginnaawam taxi yi mën na gaare ni xaal ma barkeelu dugg keneen mën na dugg xam nga dañu ni benn yoon dañuy tijji jàkk yi dañu ne dañuy def éventualité pour en cas jël suñu matuwaay mooy li ñu war dem ci jumaa yi pour désinfection et autres te yaakaar naa ne tey li ñu fi dajale mooy la formation là pour que nit ñi waajal seen bopp par rapport à ça donc dama bëgg rek loolu mu leer que néew ñu benn yoon dañuy tijji jàkk yi waxuñu ko donc maa ngi jox kàddu gi le médecin chef Cheikh Sadibou. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di gërëm ñëpp ci teewaay bi di commencer nuyoo bi sunu sëriñ Baye Ablaye yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla dolli wér ci barke Rasulillah di nuyu sunu kilifa yi chef de village ak imam yi ak délégué de quartier yi ak bàjjenu gox yi relais communautaire yi ak ASC yi fi nekk ñëpp ak comité local de lutte Covid-19 bi nga xamee ni
moo initié rencontre bi. alors di wax rek nii bon xam naa ni sama wax du si sori lool mais damay joxe rek juste ay pas statistique amit mais benn bi mooy wax ni dañu war a renforcer encore prévention bi parce que feebar baa ngi ci dëkk bi maa ngi chaque jour di communiquer ak maire ak communauté locale bi pour que ñu mën a xam ni feebar bi bu nekkee Parcelles mooy que jege na Cambérène bu nekkee Fadia mu ngi Cambérène donc ñu def attention bien que ñu ngi def fii ci dëkk bi ay tests tous les jours pas plus tard que hier def nañu presque ay 7 wala 8 tests yoo xamee ni ci biir Cambérène la mais alhamdulilah chaque fois bu ñu defee ay tests tamit yàlla mu ngi ci def sutura ñu nekk ay tests négatifs donc tests yi nga xamee ne amagum nañ ko ñoo xamee ni la dañu am contact ci seen service muy benn wala ñaar yoo xamee ne la ñu amagum ay cas donc te loolu vraiment heureusement que dañu leen extraire après dem yóbbu leen ñu leen di traiter donc pour dire que ni yàlla mu ngi ñuy suturaal mais aussi ak engagement wu comité bi ak engagement wu ñëpp ñi nga xamee ni ay responsable lañu ci biir quartier parce que ñu ngi ñuy même buñ ko waxul ñu ngi cité en exemple ci ay gox yoo xam ne ay réunion lay partout pour waxee ni engagement bi nga am ci Cambérène parce que man dañ may solliciter sax ci yeneen gox yi pour ñu leen di wax expérience yi ñuy partager fii pour ñu mën a xam ñoom nan la ñuy def ay action pour vraiment def ay sensibilisation ak mobilisation bi donc pour wax rek ni ñu gën ci taxaw parce que bu ñu ci taxawee tamit mbas mi moom fi mu nekk nii léegi am nañu une bonne analyse de la situation épidémiologique donc xam nañ ni loo xamee ni la dina yàgg ci dëkk bi donc te li ñuy gën a accès nag communication bi mooy que ndaje yi ñu koy gën a wàññi xale yi ñu leen di wax ñu moytu di jaabante di dem ak ñëw parce que ñoom ñooy porteurs yi ñiy génn di dem ñoom ñooy indi parce que virus bi du la fekk ci sa kër fekk ci la fa non dañu koy jëli indi ko donc te ñi nga xamee ne nag la ñu seetlu nii bu ñu ñëwee mu fekk leen fa mooy ñi nga xamee ni seen ndëgërlaay ci wàllu wér-gu-yaram dafa oyof dafa faible donc du rek ay mag mën na am ay mag yoo xamee ni dañu am ndëgërlaay bu baax parce que du rek mag yi rek la mais même xale yi nga xamee ni seen ndëgërlaay ci wàllu wér-gu-yaram dafa sooxe nga amee diabète wala nga amee tension wala nga amee beneen feebar te mag bi mën na ko bañ a am donc du mag kese lay dal donc képp koo xamee ni yaa ngi jaabante di dem ak ñëw yaakaaroo ni feebar bi am na ba léegi xamal ni yaa ngi mën nga lor sa bopp wala mën nga lor koo xamee ni mu ngi si décidé woon pour ouverture mosquée bu fekkee am na imaam yi ak comité parce que am comité de gestion te comité de gestion boobu dañu si c'est sûr qu'il y a une organisation mais pas organisation wu gérer ab maladie organisation pour fonctionnement ak leneen la donc biir loolu comme que y a une situation ba nga xamante ni dafa dugg ci dëkk bi te dañu war a organiser wu moo tax ñu dugal organisation boobu pour que ñi nga xamee ne ñoo séq jàkka ji am taxawaay ba nga xamee ne moom la ñu war a taxawee parce que bu ñu waxee jël ay distance parce que man benn jour am nañu doon waxalaana dama ne leen ni ñun en tant que musulman bu fekkee dañu d'accord ñu ubbi jàkka yi pour ñu julli ji mais ci julli kenn waxuñu ñu bàyyante 1 mètre dañuy wax mbagg ak mbagg léegi ñun ñu bëgg julli te bu ñun ba pare ñu mbagg ak mbagg ñu accepté que foofu te bokkul ci li nga xam ne moom la ñuy sant ci julli donc day am benn contradiction par rapport ak li nga xamante ni noonu la ñu war a jullee ak façon julli bi nga xamante ni moom la ñu imposé ñu ngi ñuy imposé façon julli ba nga xamante ni du ba nga xamante ni moom la l'islam santaane yaakaar na donc loolu aussi nit ñi dañ ci war a xalaat mais si toutefois loolu nekk lieu boobu dañu war a fexe ba bu ñuy julli war nañu organiser wu moo tax c'est une responsabilité ci ki nga xamante dafay ubbi jàkk pour ñuy julli parce que boo ubbee jàkk ji nit ñi war nañ la teg ci yoon wa nga xamante ni yaag sa comité de gestion war ngeen ko assurer ba nga xamante ni risque de contamination boobu du am ci jàkk ji mais pas ñu autoriser nit ñi ñu julli ba pare te risque bi nekk ci biir jàkk ji je pense que loolu xelu xalaatu ko quoi donc xel xalaatu loolu moo tax il faut que ñu waxtaan ba bis bu ñuy ubbi garantie am ba nga xamante ni nit ñi dinañu julli ñibbi te ba feebar bi jeex te du ñuy jàkk ji la ko jële boo jëlee morgue bi par exemple mooy personnel fidèle dañu fay liggéey
foofu moom c'est une responsabilité du maire mais dans le cadre bi ñu toll ñun dañu leen di obligé jël comité bi parce que c'est une maladie ba nga xamante ni ñëpp gérer mais dama bëgg à l'avenir monsieur le maire le personnel funéraire que ñu am équipement ñu war dañ leen war di équiper régulièrement parce que fi ñu nekk dafa sensible dañu war a am tout ce qu'il faut loolu moom kooku c'est en dehors kii bi donc loolu responsabilité dañu war a am kii d'habillement ba nga xamante ni dans le budget dafa war a am ak renouvellement périodique. sii di wax naka léegi julli dañ daan wax sàppe mbagg ak mbagga bu ñu demee ba naan dandante leen te dañ ni woon bu ngeen bàyyee benn poot rek seytaane daf fay dugg te daf leen di jaxase xam nga nit mënul weddi boppam nit mënul weddi boppam mbagg ak mbagga tegante leen mbagga léegi nag ñu ni seen distance 1,50 m wala 1 mètre minimum kon xanaa foofu seytaane dana fa xej julli gu àndul ak xel sax mu dal julli gu àndul ak xel mu dal ngay julli ak sa moroomam jullit wóoluwoo ko moom wóoluwu la vraiment loolu dalul xel yow yaa ngi nekk ak sa moroomam jullit moom amul ci yow confiance yow amoo ci moom confiance ñun soro yaatoo leen te nag wax dëgg yàlla nit yàlla mooy sàmm ñëpp mais nit day sabablu man daal li ma gis daal comme ñëpp dañu koo ragal te ñëpp xam nañ ni mesures yi docteur yi conseillé woon président moo di ba muy doog a commencé dafa ci bokkoon rassemblement yi ak nañu tëj jàkka yi bu ñu demee ba mu gën a metti nga daan am 2 ak juróom ñu ni tëj leen nga dem ba di am téeméer ak dara ak ay cas communautaire yoo xam ne xamoo fu mu nekk ñu ni léegi ubbi leen kooku vraiment loolu nit mënu ko comprendre te nit nag wax naa ko nit yàlla moo yor lépp waaye nag nit day moytu man daal wax dëgg yàlla li ma gën a gis mooy nañu muñ julli nañu daan jullee sa kër ya ba yàlla ñëw ak ay mbiram ba yàlla ñëw ak ndimbalam. lii du tey la am yàgg naa am sa jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu daa am naka yonte wa daan defe ñun bu ndee ay jullit noonu lañ ko war a defe ma ni Aysa daf ko mos a laaj soxna Aysa ni ko waaw su fekkee ni taa'un mooy lii rek su amee ana lan moom lañ si am mu ni ko su fekkee taa'un dafa am amul benn nit boo xamante nii daf koy moytu ba toog ci biir këram toog ci këram yam ku su fii bayti yi la wax mu toog ci këram fegu toog ci këram fegu lu dul te moom mu jàppan tamit toog bii ba toog sama kër bu yàlla dogalee ni dina ma dal mënu ma see mucc waaye bu nee du ma dal kenn mënu fexe mu dal ma waaye mu toog xam ni daal lii mooy tawakkul nee na bu ko fa feebar fekkee barayka sax yàlla da ko jox yoolu ku sayit li mu bëgg a wax mooy kenn mënu ko mucc 100% amul muy man muy kaneen diine li ñuy wax foi ngëm dégg naa jullit bu nekk doon nangu kenn ëppale la ko alxuraan mooy suñu référence gis nga li ngeen def lan la yàlla wax yaa ayyuhal lazina aamanu ba aaya ba jeex damay bañ a guddal toppaleen yàlla toppaleen ndawam li muy rasulillahi toppaleen ñu méngoo seeni mbir ulil amri minkum fii ñu toll Macky Sall mi méngoo na suñuy mbir équipe bam bi koy jàppale méngoo na suñuy mbir si feebar bi docteur yi ñooy ñu méngoo suñuy mbir
te l'islam ko santaane Ahmed oustaz la am na ay diplôme arabe na leen firil aay woowu yàlla ni waat wala tulqu aydikum bi ila tuxlikati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina loolu aaya ba wax bu leen jël seen bopp sànni ko ci alkande dem leen rey seen bopp Macky Sall dani lii laa bëggoon lii moo am lii la mooy bëgg-bëgg nit ñi kon la gueule du loup est là yàlla nee na rafetal leen yàllaa ngi ànd ak ñiy rafetal bu leen jël seen bopp sànni ci alkande ma résumé. comité bii nga xam ne comité local bii xeex jàngoro ji fii ci Cambérène dëgg seen liggéey rafet na waaw seen liggéey rafet na tabaar fa kàlla dëkk bi yëpp ñoo leen war a jàppale nag mag ak ndaw góor ak jigéen nañu nekk seen ginnaaw ak ci ginnaaw docteur ak ci ginnaaw maire yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant jàngoro bii ñu xeex ko ñu ngi sant yàlla nag Cambérène jàngoro ji duggu fi waaye nag bu ñu naagu de waaw bu ñu naagu waaw imaam wax na ko léegi jàngoro ji mën na fi dugg ndaxte sorewuñu ñu ngi fii suñu wet. ma leen di masuwu coono bu baax di leen féliciter ci liggéey bi beneen bi ma joxe ngantu imam Touré maa ngi moom ñoo waroon ànd mais dafa am dëcc au dernier moment mu ni ma ñëw mais ite woon na réunion bi trop pour ñu àndal dañ fi doon jógee sax dem beneen réunion donc ma rafetlu aussi daf ma woo à midi ni ma effectivement xam nga Cambérène 2 ni mu bindoo ak nit ña fa nekk doon insister ci di jumaa mais ñoom nee nañ comme Cambérène julliwuñu ñoom tim wax dëgg yàlla dañuy calquer seen attitude ci bu Cambérène duñu julli ma rafetlu ko lool war a tax aussi ñu gën a góorgóorlu pour vraiment faire en sorte que dëkk bi nekk benn ñun ñëpp ñu bokk benn xalaat parce que wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñoom li ñuy yaay toujours loolu la ñuy wax te nit wax la mu wax ngay mën a gëm mooy suñu sañoon de ñun ak yéene jiituñu topp ci ndax yéen la ñu fekk si ñu ngi koy wane en acte ma koy rafetlu. ñooñu kuñ fa indi war nañ présenter permis d'inhumer parce que permis d'inhumer mooy permettre ni kii déclaré nañ ko parce que dafa am sonn si liggéey ak maire mais l'article 74 du code de la famille ma joxoon leen lan la permis d'inhumer lan lay jariñ donc je crois que loolu bu ko defee ay fausse déclaration du fi mën a am parce que bu njëkk loolu moo amoon ku gën a àddina rek dañuy suul dañuy enterré mais kenn daawul ko déclaré te bu ñu ko déclaré kooku intérêt bi mooy xale yi parce que xale yi dañuy soxla yi ëllëg bulletin de seen pap du ngeen ko su an seen kër ñu ne amuñu ñu leen da ngeen koy am mais kooku fan la koy wuti ji day dem rek benn médecin bindal ko benn kii rek mu dem déposer à l'état civil te médecin boobu c'est sûr que deful ko mën na bañ a def constat bi loolu la ñuy wax donc affaire bi mën na rëcc ñu def un papier bu ñëwee état civil bi moom dañ koy indi papier bu nga xam ne médecin ko signé mais médecin bi ko signé est-ce que def na constat bi réellement loolu la problème bi nekk donc loolu bu rëccee nag ba ñëw ba état civil bi moom këyit bi ñu ko jox baax na def na ko mais këyit ba ñu indi kaka deful li mu waroon def donc malade boobu ñu indi foofu voilà mort bi ñu indi foofu mu nekk ci kaawu corona wala leneen ña koy sang dañuy nekk en danger parce que amuñu lu leer ci li rey malade boobu loolu la ñuy wax. am na li nga xam ne chef de village wax na ko muy ambulant yi moi je pense que il est temps qu'on arrête parce que feebar bi il faudrait que le peu bi nu am ci ay mag ñu fi nekk ay nit ñu valeur yu nekk si Cambérène ñu jëm leen sàmm nanu fexe ba ambulant yi nañ def communiquer arrêté leen école yi nañu continuer consultation bi vraiment loolu laa amoon lu wax rek vraiment ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp allahumma salli. li gën a am solo parce que école bañ tëj ak léegi def war na def ñaari weer depuis le 16 mars jusqu'à présent école yaa ngi tëj bon li nekk ci biir il faudrait d'abord bu ñu désinfecter d'abord les salles de classe toutes les salles de classe et les toilettes parce que école bi mu tëj ak léegi yàgg na te ñun xamuñu lan moo nekk ci biir peut-être que virus baa ngi ci dans les salles ci bureau yi effectivement donc balaa ñuy wax loolu yëpp dañu war a le maire dañu war a jàppale ñu vraiment surtout les écoles publiques ñun ci écoles publiques yi peut-être écoles privées yi amuñu problème yu bëri noonu parce que ñoom ay écoles yu ndaw lañu mais suñu école publique yi vraiment maire war nga jàppale balaa ñuy kii balaa le 2 bu dee dañuy reprendre le 2 ñu désinfecter toutes les salles de classe ainsi que le bureau du directeur
ak les chambre gardiens yi yëpp. bëggoon naa dëkk bi xalaat aussi ni ñuy jàppale xale yi ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a def ndax bëgg nañu di jox gars yi li ñu war a am lépp ci fépp fu ñuy dem visite bëgg nañ fa am ay dons yu ñu def man dimanche passé lañ jóge sama koñ bi def nañ fa ay dons de masque def nañu ay gel def nañu xale yi ci koñ bi tam góorgóorlu nañ mais délégué aussi nañu sensibiliser seen i xale ñoom tam ci seen i koñ ñuy def loo xam ne bu leen fa ñuy fekkee ànd ak ñoom sensibiliser. effectivement suñu njaboot lañu dañuy def bu ñu joxe cahier duñ ko yemal ci école publique bi parce que sañuy doom ñooy jàng et dans le public et dans le privé donc je sais mais je veux pas donner de kii voilà moo tax mooy naa si waxtaan ak moom bu si bu ko mën a yaatal naa si jàpp incha allah bu ko yaatalee moom c'est bon parce que produit ñoo ko Cambérène moo ko jënd. beneen bi mooy marchand ambulant yi wax nañ ko préfet ak commissaire yëpp mais am na yoo xam ne seen liggéey la man bi mu ko waxee commissaire ne woon na amul problème léegi dañ mbirum feebar bi dafa di mbir mu grave boo xamee ni autorité médicale ñun sax dañu am jaaxle parce que même bu amee décès boo xamee ni inconnu la mais balaa ñu ko enterrer il faut que ñu defal ko prélèvement donc ba fan yi rek am na ku ñu fi am man dem naa ba ci morgue bi ànd ak équipe bi ñu def prélèvement ñu xaar 24 heures pour ñu doog a am résultat pour ñu doog a digle pour enterrement bi donc pour vous dire rek ni yooyu yëpp ay xat-xat la ak ay difficultés yoo xam ni mu ngi ci léegi ba feebar bi amee ba léegi donc bu njëkk ba nit daan na décédé mais da ngay ñëw rek ñu defal le constat décès bi amee mais léegi ak les nouvelles mesures képp ku décédé ci kër il faut que ñu defal le prélèvement wala il faut que médecin bi jël décision waxee ni kii peut-être feebar bi àndul ak coronavirus bi moo tax ñu koy donc vraiment pour que ñu mën di def ay information oui pourquoi pas ci minbar bi wala yenn saa yi loo xamee ni vraiment soxal na askan wi ñu mën ci wax ci wàllu santé benn waxtu wala benn minute wala ñaari minute ñu sensibiliser nit ñi avant loolu di am aussi c'est important je pense que même bu liy passé war nañ ko di continuer di ko def ci biir jàkka yi ci jumaa yi incha allah jërëjëf.